daa jaay santam loolu ma jaaxal man ci Eva Mbow Eva Sow la ba pare nag ka nekk ca wet ga ka nekk ca côté ba moom daa mel ni la mu comprendre dafa daal di bëriwul dara waaye paasan yow it dafa mel ni comprendre lu bëri daal alors waaw donc comme c'est madame Sow Dia donc c'est normal que mu demee noonu bon dañuy defante man ak moom léegi nag à la place de monsieur moom moo fi nekk moom mooy defante ak man c'est normal waaw gis naa loolu waaye waaw Sow laa sant man Sow alors dañoo am suñu invité boo xamante ne temps yi moom vraiment neexul ba neexul mais bés bu muy def dafa ëpp daal waaw Fallou annoncé woon nañu ko démb moom mooy suñu artiste invité du jour mu génn lu bees lu bees tàkkate ko xam nga ko ne Fallou rek de ne moom mooy le chef d'état-major la ñu wax des ambianceurs boobu lañ ko may alors dina nuyoo léegi mais mu nuyu Eva Mbow Eva Sow waaw kay Eva Sow mais bëgg naa la de Asi foog ma may la boobu mais Asi lu muy reetaanee sama Sow bi nii man Sow laa sant de non man de Mbow laay wax Sow famille man ay caam ak ay Mbow ay yooyu yëpp Sow rek daa bëgg sant baay waaw lii de laa wax alors ma lay nuyu chérie c'est vraiment un plaisir de te retrouver namoon naa la torop nga ñëw fële nii kontaan naa si yow nekk sa gannaaw rek di nuyu suñu invité bi comme ni nga ko waxee moom dama am ay anecdote yu bëri ci maag sama yaay ci ay son sama yaay saa yu ayee tuur rek dagal leen ma Fallou Dieng moo yor tuur Fallou Dieng donc maman je te fais un coucou tey man Fallou Dieng ñoo bokk plateau bu tamit min lay def un coucou Pa Assane Kader maa leen nuyu bu baax a baax vraiment di souhaiter aujourd'hui un joyeux anniversaire à tous les natifs de ce jour mais particulièrement à sama ñaari presque seex liñ ma magee ay heure nag dafa ma métti parce que suba la sama anniversaire mais garaawul may naa leen ngeen magee ma lool muy Bijou Faye sama jumelle ak Ibou Diène Ibrahima Diène donc di leen ñaan gudd fan wérgu yaram xéewal saawaan baawaan kii am soxna kii am borom kër loolu rek laa leen di ñaanal lu am solo ñaan bi am na solo alors ñu nuyu Fallou mais maa ngi leen di nuyu yow soxna si Asi yo di nuyu sama frère sama xarit Pa Assane di acteur culturel bu mag koo xam ni mu ngi contribuer bu lu rëy ci réew mi ñu koy ndokkeel bu baax di ko déwénal di leen déwénal di nuyu sama Eva Sow di nuyu le grand animateur bi nga xamante ni nit ku baax la kuy promouvoir la musique sénégalaise sax ñu koy suivre lu bari et di nuyu téléspectateurs yi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan bu RDV yëpp RDV nag maa ngi ko gis à travers tout le Sénégal donc maa ngi ko télévision bu maanaam télévision cosaan la te télévision bu am doole la te bu leen xeeb mukk li ngeen di def xamu leen ku leen di toog di leen seetaan man à chaque fois damay toog di ko 12-14 bi di ko seetaan di ci dégg ay débat yu am solo donc maa ngi leen di féliciter bu baax daal ci liggéey bu rafet bi jërëjëf man it maa ngi lay féliciter ci lu neex li nga génne namoon nañu waaye ñun ñoo ko raw xam nga wax nga ko tuur yi waaw askanu lawbe di nga gis spectacle ci ay clipam waaye wa dana neex waaye ambiance ba mooy lépp ambiance man dañoo dem ba jëlisaale ma ko sax man léegi Fallou Dieng rek mu tëgg lu rëy ñu piqûre la ko ma def ci lu rëy alors dinañ ñëw ci kanam tuuti ci namoon naa leen boobu tu es très gâté tu es avec un grand artiste bu mag qui a toujours eu parmi beaucoup d'artistes au Sénégal à la fois la baraka et le don le talent de toujours proposer lu neex waxuma sax ambiance mais lu neex c'est-à-dire et des morceaux atypiques yoo xam ne quand tu les c'est-à-dire yaa ngi wax askanu lawbe biri maanaa c'est-à-dire des tubes yoo en fait Fallou Dieng sait faire des tubes loolu dafa am solo bu ñu nee Fallou Dieng rek xel yi titres yi day jaxasoo sa bopp tellement c'est faire des tubes c'est faire dafa def buzz et que nit ñi dañ koy bëgg maanaa que t'as fait avec notre ami Habib Faye ndeysaan c'est vrai weex bët gars yi ma doon tapas li ma wax ne gars yi ñu ma doon tapas ak fëkk jëf boobu it waaw super morceau bon yaa c'est en fait sant yàlla rek parce que xam nga ay tubes yu mel noonu ku koy def da nga naan sax du yow mais société sénégalaise bi ñoo lay inspiré te tey dama jaxasoo société bi moom mi xam na si dara fu ne lay dugg lu nekk fu ne grand place bu ne dama koy toog bon loolu peut-être loolu moo may ma mën a am
éléments yu mel noonu nga xam ni automatiquement si nit ñi laa koy jëlee. nit ñi may inspiré ma di leen ko delloo. donc loolu moo indi type yu bari yooyu nga xam ni soo toogee di ko lim sax tey bon da ngay toog sax xam ni lii du sa ngóor quoi yàlla moo la koy may. jagle la quoi. comme on dit comme ni ma ko woyee ci biir woy bu bees bi rek ndaanaan bi. naan nit woy na ba doon roi di Ballax. nit woy na ba doon roi di Yella. man woy naa ba ñu tuddee ma le chef d'état-major général des ambianceurs. mu nekk loo xam ne man forcé wu ma ko tuddee wu ma ko sama bopp. naturellement la nekk ci man te tey su may def album toujours. loolu day ñëwaat day mel ni lu naturel loo xam ne du ma ko yëg sax man su ma koy def. dëgg la waaw ba tax na. moo doyoon waar parce que ci jamono joo xam ne si ni y avait Alioune Mbaye Nder ñëw ak benn look benn façon boo xam ne si ne ni ñëpp reconnaître nañu fecckat la. artiste la mais y avait aussi Alioune Kessé ñu doon wax Michael bu Sénégal. xam nga y avait aussi ñeneen ay yeneen ak yeneen. ñu ñëw ne yow la ci jamono boobu ñëw ñu nga defandooloon génération. certes am na ñoo xam ne yàlla ne sax jiitu. voilà loolu moom moo taxoon peut-être parce que tey mën naa wax ni crème musicale sénégalaise bi maay seen mag. maay rakku mag ñi quoi comme on dit maay rakku mag ñi. mais deuxième génération maay seen mag. tout à fait donc musique sénégalaise maay digg bi man. man Fallou donc effectivement ay ay Fallou nag. donc loolu dafa indi lu bari donc aussi génération ñu suñu génération bii ñoom matoon nañu une vingtaine. benn vingtaine boo xam ne ñëpp am talent. ñëpp am talent macha allah même rakk yi topp ñu sax dañu am talent. bon nga ñëw fekk fi tamit ay mag yu xarañ yoo xam ne dañu toll seen diggu doole ne fi bon il fallait que ñu imposer wu pour sénégalais yi xam ñu. y avait aussi Omar Ndiaye Xoslumaan ñu ñuy génne. waaw donc il fallait que ñu imposer wu. indi benn fugg boo xam ni bon dañuy dal ci kaw gars yi bon. pour et puis c'était pas simple à l'époque autant instant bi il y a beaucoup de médias. autant période boobu il y avait que la chaîne nationale. et pour percer c'était pas simple donc ñi ci percer yëpp mën nañ leen applaudir moo tax booy seet concurrence musicale bi ñuy wax musicalité bi amoon bu njëkk. amaatul. dubi atmosphère musicale bi amatul. dubi te gëmu mu amaat ci àdduna. le sens de création de créativité. parce que compétition nga daan nekk. exactement parce que sens de compétition boobu. moo amatul ci surtout te li ko doon indi mooy bala ngaa jàll ci télé bi da nga wax lu set wicc. di nga sonn parce que télé bu mag la. te du n'importe qui mooy jàll. loolu moo defoon mitu télé bi sax. mais surtout que aussi ñoom sensu tarbiya bi. mooy génération bi amuñu tarbiya maanaam kon digital bi dafa ñëwal leen mooy da ngay génn benn woy léegi mu siiw léegi. nga nekk star léegi génn léegi. et cetera et cetera mais mérite bi ñuy am. ak sensu dal bi ñu amoon. ak patience bi toog 4 ans 5 ans 6 ans door a génne album ak dogu bi. ak gëm ko ak passion bi loolu moo def différence bi moo tax seen musique. il a abadan fu ne dañ koy déglu te du fay. xam nga imagine toi boo génnewoon album da ngay tiit say xarit tiit say mbokk tiit. effectivement parce que li tax. yaa ngi woon jàll ci benn émission boo xam ni midi lay jàll. émission boobu Ahmadou Ba moo ko doon animé à l'époque. midi c'était pas midi première. waaw midi. Carrefour midi. imagine toi nga war a génne album da ngay tiit yow sa wàll boobu da ngay am émotion. da ngay tiit parce que passage nga war a def passage boobu bu gars yi accordé ne waaw la. waaw lay doon waaw la bu gars yi bañee dañu rangé waat say disques ci tiroir bi. te ak moo bëri ñu làq. maa la wax loolu moo tax man la. y avait aussi Jules Junior ak Khalil. ñooñu nga xam ne si nekkul aussi n'importe quoi lañ doon jël di ko teg seen ay Michael Souma Ahmadou Ba Ambroise Gomis Anna Antenne Midi. Sonia. Non. yàlla yërëm macha allah ndeysaan. loolu gëmu am nañ mérite def nañ fi lu ne. jamono bi muy wax nii ñun boobataa gën nañ nekk ndaw lool mais ñu ngi fàttaliku la grande voix de feu Claude Gueye. yàlla na ko yàlla yërëm. comme place su DJ Boubs bi mu nekk nii. c'était Claude Gueye la woon Claude Gueye ku mu présenté wul woon doo doxal. moom Sonia. buñ la nee invité nañ la rek. nga tiit. ba pare ñemee wuñu woon suñu ay mag. suñu ay mag dañ fi nekkoon mais dañu amoon benn mythe ak respect lu ma wax sànq. waaw dafa important. ñun dañu tarbiyu musique bi. tey sa mag sañoo koon fekk ci scène bi rek nga ñëw yéeg. doo ko def respect xam nga respect bi gën a rëy. mooy un artiste c'est un artiste. li ëpp sax valeur. mooy nga toog ba ñu woo la ne la sëñ bi. j'ai un invité sama xarit ñëw na sama mag ñëw na wala sama rakk ñëw na yéegal la présenter le public bi mais léegi xale yi dañu ñëw fekk la ci scène bi. bu ko teg yow non maa ngi dama ko siif. def ko affaire koñ affaire xeex ànd ak groupe de personnes ngeen ñëw sawaay morceau bi naa ko def lu bon. état d'esprit bi moo baaxatul. parce que xam nga nag musique bi dafa nekk loo xam ne gis nga célébrité yi. nañuy waxante yu baax. nañuy defante yu baax nañuy seetante ngir yàlla. nañuy ziarante ngir yàlla.
di ko def te yàlla rek tax ngir ñëw jàppal parce que doo ko fekk soirée am mu am ay mbooloom boo xam ne mbooloom la yow du sa mbooloo lu mu la ci may rek jëla waaw donc war na la doy mais waroo ñëw non seulement ñëw ne da nga koy concurrencer non ne ma ko def démb ci soirée dama koy humilier fi mu ne yooyu du dem parce que da nga ko fekkee mbooloo et puis Alaaji Fallou c'est-à-dire que Sénégal rek ngay gis artiste ñëw yéeg seenu jàmbur doo ko def ci tubaab yi laaj ko artistes yi ko def yëpp dootoo ko defati Alpha Blondy wala Sall dañ lay tungoo ba biir weex dañ lay wàcce waat dañ lay yenu ba biir weex xëy na daa wax yow ci concurrence boobu touche la waa mbedd mi ak différence boobu après nañ ci ñëw ak lu bees yi nga xamante ne moom la génne te mu nekk ci marché bi ñii ñi bëgg ko lool muy namoon naa leen Fallou génne ko nañ ci ñëw ci kanam tuuti nag doylu guñu ci Fallou morceau bu neex wax ci waaw foog ñu wax ci bu baax a baax ak clip bi alors en attendant dañuy daal dem seeti Eva ak li mu ñu andil tey ci mode et beauté piercing du septum moom mooy sa thème tey. exactement ma belle moom mooy tey li nga xam ne moom laa leen indil parce que ñu ngi gis ne que mi ngi am ampleur de plus en plus ñuy dem léegi gis nañ xale yu jigéen yi ci réseaux sociaux yi koo gis rek mi ngi def benn anneau entre les deux narines. donc loolu mu nekk piercing du septum comme ni nga ko waxee léegi du septum nasal comme ni nga ko waxee léegi ñu jël ko nag am na ñu naan ils sont pour. am na ñu naan non ñu bëri nag ci góor ñi nee nañ dañuy tooñ parfois ñu ne ñu ngi ko def dañuy mel ne la vache qui rit parce que image boobu nañuy gis quand j'ai vu ça j'étais choquée mais bon après ku nekk ak li nga xam ne moom mooy sa préférence et am na ñoo xam ne jàpp na leen donc nekk loo xam ne n'importe qui daf koy def parce que il faut mu jàpp la nga am benn forme kanam bi am benn forme bakken bi pour mën ko def mu jàpp la donc c'est pas donné à tout le monde pour ñu koy def xam naa loolu tax ñi nga xam ne dañuy tooñ ko ñun yenn page yi nekk ci réseaux sociaux yi dañuy tooñ rek xam naa looloo tax ñu waxee ko noonu alors ñu ñëw tuuti ci li nga xam ne foofu la jóge boo leen fàttali ko bu baax indien yi ñoom ngeen daan gis tout le temps ñuy jël ay anneaux di ko def partout ci seen yaram peut-être ci seen bakken mën nañ ko def mu nekk anneau bu dijj buy nekkee nii wala ñu def ko ci septum bi comme niñ ko waxee tey mu relier exactement en général ci ñam nga ko doon gis waaw ci indo yi les mariés waaw les mariés surtout ñoom ñoo ko daan def alors nee nañ lan moo tax ñuy def piercing ne yooyu noonu ñun fii dañu koy xasee ku ko def par exemple am na nuñ lay xoolee wala nuñ lay ne yow nii nga mel na nga xaw a të na nga lii mais ci ñoom ki ko def kooku mooy jigéen bu baax c'est-à-dire boo ko defee ça veut dire que toi tu es apte pour le mariage ba pare mag ñi nekk foofu dañ leen ko daan def loo pour annoncer leen li nga xam ne moom mooy douleur bi nekk ci grossesse ak booy nekk di accoucher donc dañ leen doon forcer duñ ko defee ak ñun pistolet yi léegi def ko mu dañ non dañu daan dañuy jël ay aiguilles tàngal ko ba mu tàng def ko ci léegi nag boo yuuxoo ñu ne la voilà au moins di nga am une idée de bis booy accoucher méthode bi nga xam ne moom ngay am donc loolu nañ ko tolloole woon ba tax marié yëpp dañ leen ko daan defaral am na ñoo xam ne avant le mariage dañ koy def tamit avant le mariage boobu ça leur permettait ñu xam ne kii célibataire la mais boo xam ne elle est apte aujourd'hui à se marier donc les deux familles mën nañ ñëw gisante waxtaan sëy bi mën a am et su boobaa ci nañ lay defar anneau bu mag bi alors septum bi jour mariage bi da ngay gis anneau bi dafay mag nekkee de côté mais ce nuit de noces boo ko defee ba pare le lendemain semaine boobu nga xam ne moom moo ci topp ci ngay def anneau de septum ñu xam ne toi tu es une nouvelle mariée donc loolu moo doon signification bi à la base en Inde fii aussi côté Afrique ñi nga xam ne ñoom ñooy les Fulani indi woon naa fi 13 Fulani yi mooy les pël yi ñoom seen origine la ñoom tamit dañ ko doon def ci mag ñi nga xam ne am na ay mères yoo xam ne dañ ko daan def tout le temps pour symboliser li nga xam ne moom nañu sëy yàgg ko ci seen famille donc là-bas c'était plutôt les personnes âgées ñoom ñoo daan def piercing septum boobu mais du woon li nga xam ne ñoom ñooy xale yi alors en 2011 ñu gis ne quelques artistes ku ci mel ni Givenchy ci ay défilé wam créateur de mode ci défilé wam so def na ko ay mannequin wam maanaam pour relier li nga xam ne moom moo di accessoire bi ak seen costume yi ñu doon sol ak seen dàll yi donc ñu foofu nañ ko njëkkee gis ñoo xam ne dañ koy def di ko génn ñu bokkul ak ay peut-être ay hindou wala ñu bokkul ak fulani yi donc ñuy dem ba ci biir gis en 2013 ay gi def ko ci benn clipam moom tamit chanteuse américaine la def ko ci benn clipam mais tout récemment on a vu la photo que vous avez vue tout à l'heure de Rihanna def ko et comme je le dis
aussi malheureusement ñun pour ñu adopter benn mode il faut que ñoom déjà ñu adopter ko ñun ñu koy soog a topp c'est vraiment malheureux man c'est ce que je me dis toujours donc ñu commencé nag di ko jël temps yi ñu gis ne période tabaski bi y a énormément de femmes yoo xam ne jël nañ seen septum yi ñii bënn ko ñii dañu jël ano yoo xam ne dañ koy seere rek ci biir mu wàcc alors discussion bi mi ngi posé wu tout le temps ñii ñi ngi naan c'est très joli ñii naan non gisuñu mu rafet ñii naan nañ ko def ñii naan buñ ko def alors ku nekk ak ce choix man perso je le ferai pas du tout parce que je sais pas mais comme ni ma ko waxee dafa am yenn kanam yoo xam ne moom la jaar déjà il faut que tu aies un visage assez fin bu wàcc nga xam ne tu n'as pas de joues et tout ça là pour que ça puisse t'aller donc bu fekkee ne nag da nga gis mu xew rek nga jël def ko ñu la ci wax yu kenn xamul di sànni xeer man je me dis que jaru ko alors comme ni ma ko waxee léegi tamit fulaani yi ñu ci bëri dañ ko daan def ci mag ñi léegi ñuy dem ba benn instant gis ne xale yi tamit ñu ngi ko commencé di def léegi nag bañ ko defee commencé def mode ñu bëri ci mag ñi dañoo abandonné tradition boobu à part xanaa les conservatrices yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci yooyu les dëkk ñoom ñoo ko continuer mais à part ñooñu dañ ko annulé woon carrément bàyyi ko xale yi mu nekk tendance nekk mode alors ça vient d'arriver au Sénégal boo leen gisee exemple mère Fulani bi mi ngi nii ñii mooy li nga xam ne dafa symboliser seen mariage ñi nga xam ne dañoo sëy ba am peut-être ngërëmu jëkkër ñooñu ñoom nañu doon takkal lii te du woon ñoom ñoo koy def seen belle-mère wala seen ay njëkke ñoom ñoo leen maanaam famille ku góor ki ñoom ñoo leen daan defaral li nga xam ne moom moo di piercing septum bi alors tey loolu laa leen indiloon j'espère que lii moom ci ñàkk moom rek la rafet ñi ko moom Fulani yooyu ci ñoom rek la rafet fii lii moom kin xam lu mu doon mais bizarrement Inde yi jàpp na leen je veux dire ñoom peut-être li ñu rafet naturellement la mais seen kii bi da leen jàpp après xëy na li ñu xeesa wala yow parce que ñun dàqu lu ne kaka moom la jàpp waa kon greffage ge kat moomuñu ko te jàpp nañu pas sa arrêté lii jàpp na alors tey loolaa leen indiloo ci li nga xam ne moom moo di piercing bi am na ñoo xam ne duñ ko ñemeegum percer dans un premier temps dañuy parce que aussi c'est assez délicat comme piercing dañuy jël li nga xam ne moom moo di anneau bi rek serré ko ci serré bi nag parfois da lay metti yann boo am sinusite wala yenn maladie nasale yi vraiment ça va te poser problème mais bon ku nekk ak ce choix donc si vous trouvez que c'est joli et que ça va seen entourage wax leen ko vous vous sentez bien allez-y yéen a ko moom di remercier tey monsieur Sow merci moo ma solal noonu la ñuy jàllee ci Kader bi nga xamante ne moom borom kër yi ak bokk na ci ñi ko tax a teew tey alors borom kër yi gannaaw tabaski. waaw jafe-jafe après tabaski. liñ ci bëgg a wax mooy ñi nga xam ne si ne ni dañuy def lu ñu mënut. dugg ci loo xam ne si ne ni attanuñ ko mënuñu ko sañuñu ko te waruñu ko woon def waaye bëgg ngistal ak bëgg ci laa bokk bëgg a wane ni ñu toll ak ni ñu xam ne si ne ni mouvance tabaski yóbbuwaale na leen ba tax ñu dugg ci yoo xam ne si ni mënuñu ko dañuy dem ba après tabaski nag jafe-jafe yi doo ko commencé jafe-jafe après tabaski mooy tax borom kër di daw këram location weer dee doo ko mën a fay ndax la nga amoon lépp tabaskee nge ko après tabaski sóoraale wuloo ko te après tabaski dund gi day continuer bu fi yàlla bàyyee bakkan ak wér ak jàmm jafe-jafe yi nag bokk na ci dootoo mën a taxaw bu dëgër da ngay dëkkee lépp dëkkee ñaan dëkkee fëgg ay bunt ñu lay ñàkk kersa di la gàntal sax ngay dem bay daw ak di moytu ñoo xam ne waroo leen woon moytu di daw bay daw koo xam ne yaa ko gën waaye dangaa tolloon ci diggante sa xamoo li nga mën ak li nga mënul tax nga tàllal ko loxo mu am ñaar tàllal loxo am na tàllal loxo ñàkk am na waaye buñ ci mën a doon ñaan am ak ñaan ñàkk dafay indi ñàkk kersa ñàkk kersa ndax buñ la joxee nga rus ndax doo xam booy remercier nit ki kañ ngay taxaw waaye buñ la joxul itamit nga rus ndax ki la waroon jox te joxu la te xamal na la su soxla jafe-jafe yëpp day fekk si nag ménage bi ci biir kër gi répercuté wu ci parfois ménage bi dina ci sauver parfois du jàll day fekk ñu tas parce que ku jigéen ki mënatul sóoraale wala mënatul dëkk bés bu nekk nit ñëw fëgg buntu kër gi kaay fay ma borom boutique bi di ñëw waa mbedd mi di ñëw borom piis yi di ñëw borom xar bi di ñëw ñëpp kenn ku ci nekk ñëw di fayeeku si ay bor te xëy na ba ngay tabaski waxoo woon sa jabar naka nga lijjantee ba tabaski ndax lan parce que bëggoon nga dégg waaw góor bëggoon nga dégg mën nga ko yaa baax yaa mën lépp léegi nag tabaski jàll na naka la ñuy gérer loolu niñ koy gérer ak dal niñ koy gérer bi nga amul ni nga defoon ba wuti amaatal ngor gu toll ki nga dellu ci ña la lebaloon wala ñi la jàppale woon waxtaan ak ñoom ci njëkk ak teraanga bañ a fay téléphone yi bañ a daw bañ a wiiri bañ a teggi parce que
am na ku la naan li la jàppoon ba nga leb ma su la bàyyee nga ñëw fay ma kon bu fekkee ne si ne ni jamono ji ñu soxlaa dem nañ ci nit ki defal ñu teraanga jamono ji nga xam si ne passé na nañ dellu ci moom am nañ amuñu nañuy waxante dëgg bu ñu teggi bu ñu daw bu ñu rus mais itamit li ñuy wax naan def loo mën wax loo mën boo tëddee nelaw fi mu toll nelaw jeex na ci ñu bari ndax xam nañ ni jafe-jafe yaa ngi taxaw suñu kanam lekk ak naan bi dina changer parce que li nga mënoon sa mën-mën day wàññeeku il faut que tamit famille bi tamit compréhensif doom yi jabar ji ak dëkkandoo yi kenn ku nekk la nga yenn doy na la bu kenn xool ni kat kii démb yàpp la toggoon tey sombi la togg parce que kenn ku ci nekk xam na ni attanatuñ ko mënatuñ ko jamono métti na nañu dindi lu bari ci suñu diggante nañu muñalante te nañuy dawal compréhension daal ci ñëpp waa Régis ñu ngi laajte ndax da laa dara non am naa fi ñetti père de famille sant yàlla man ku ci nekk man du ma def lu ma mënul personnellement non man Kader ñett yi laay wax du ma leb du ma ñaan te du ma teggi am na solo peut-être Fallou difficulté père de famille mais yooyu du mën a ñàkk da nga xool sax même bu dul tabaski soo jaaree ci VDN bi bu fin di ma jotee VDN bi day embouteillé dëgg la mais le 15 bu xasee jot rek da ngay gis ni oto yu bari tey garé nañu parce que amuñu sax essence parce que nit ñi ñooy dund ay difficultés yu metti voilà ay difficultés yu doy waar la nit ñi di dund ñi si def ñi si loolu dal tamit du seen coobare famille rek moo lañ koy teg parfois xam nga des fois boo amee njaboot gi di xool di référé aussi ñeneen ñoo xamante ni am nañu te yow amuloo say doomay tax ngay sonn say njaboot ñooy tax ngay sonn te yu mel noonu waruñu am sa complexe nit ku nekk àddina nag moo bindoo noonu ay óola ak ay baax waaye nit ñi ni ñu yenoo xewu tabaski dafa jéggi dayoo parce que conséquences yi muy jur après comme li Kader wax nii dama koy dëggal quoi am na ñoo xamante ni dañ ciy def ba def ci loo xam ni mënuñu ko loolu nag conséquences yi lii lay jur après tabaski bi doo am solo dundale sa njaboot. d'accord te loolu def loo mën nag wax loo mën boo tëddee nelaw mais Fallou jigéen ñi kenn bàyyi leen naa daf fekk ne góor ñi la ñu wax mais am na ci jigéen ñoo xam ne ñu ci bari tey ji li yàq seen dund mooy ganilaa bi jasner bi greffage bi. c'est affaire boo xam ne ay heure lay durer. waaw de te sax bu ñu doon solu heure bi nit ñuy jóg waaye heure bi jinne yi jóg la ñuy solu non parce que xoolal toute la journée c'est vrai. toute la journée la ñu dépensé yëpp duñ ko sol dañuy bàyyi ba nit ñi baax ñëpp tëdd ñuy doog a solu 2 heures du matin 1 heure du matin fu ñu jëm yow coono boobu nga dajoon pour def ko kan nga koy wan kan moo koy gis bu ñu paree dem génn benn boîte benn parce que sax duñ génn seen biir kër la yem sinap photo wu démb maa ngi dégg Marceline di ci wax voyez moi bi nga xam ne ngistal donc photo wu dugal ci réseaux sociaux yi lemaat teg te fekk ne lépp ci bor la am ci ñoo xam nag bor bi dañ la ko dul muñal bu fekkee ni si ne nii da ngaa dajeeg sniper yoo xam ne du ñu muñ dara lu ñu fetal lu ñu visé day dal boo dajeeg góor goo xam ne si il n'est pas compréhensif jàpp da nga ko war a fay da nga koy fayee du la neex ku la dibi loo mu war a tëral tey ji looloo fi nekk nañu dalal xel yi def loo mën wax loo mën boo tëddee nelaw jamono metti na te li ci yow mooy li ci sa morom nañ bàyyi ngistal bi te dundee lu ñu mën waaw lu am solo nga wax te en général problème bi la alors li ñuy def rek man damaa bëgg a jaxase carte gi jaxase fii yëpp on va le faire dama bëgg a seetaan vidéo Fallou Diagne nag dem ay ci vidéo bi maa ngi tàmbalee di sama xoti Nobel yow sama soppe bëgg naa nga doon sama leeri xol sama soppe bëgg naa nga doon sama janti xol sama kiiru dundu ci sa xol lay rooti ruu bi may dundal ci sa xol lay nelawee ndeysaan saa su ma tëddee saa yu may tukki bilaay yow lay xalaat même si je devais sauter des montagnes je le ferai pour toi yaa ma ko jaral yow chéri yaa ma waxoon mbëggeel mooy kàddu gi ma tërëy yow chéri yaa ma waxoon mbëggeel mooy rongoñ gu ma tëggeej yow chéri yaa ma waxoon mbëggeel mooy benn ru ci ñaari yaram bilaay yow mi xam mbëggeel bëgg naa nga doon sama jati xol sama gilu dund ndeysaan
yow sama soppe bëgg naa nga doon sama leeri xol sama soppe bëgg naa nga doon sama janti xol sama kii dundu yow chéri yaa ma waxoon mbëggeel mooy kaddu gi ma dërëy yow chéri yaa ma waxoon mbëggeel mooy rangoñ gu ma tegi yow chéri yaa ma waxoon mbëggeel mooy benn ru ci ñaari yaram billaay yow mi xam mbëggeel bëgg naa nga doon sama janti xol sama biir dund man wax naa ba am jabar bala ma bàyyee di ñaareel man wax naa ba am jabar bala ma bàyyee di ñetteel fallu suba fallu ngoon fallu ci daal ci kaw wote yi daw suba ak ngoon mbana laa nga ñu teg ci Tuuba gaa yi Mbàkke yi yàlla di may yàlla ko ga man ko yenuy nga daa sax man wax naa ba am jabar bala ma bàyyee di ñaareel man wax naa ba am jabar bala ma bàyyee di ñetteel fallu suba fallu ngoon fallu ci daal ci kaw wote yi daw suba ngoon mbana laa nga ñu teg ci Tuuba gaa yi Mbàkke yi yàlla di may yàlla ku ko mën doo yenuy nga daa saay 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 bi tama la mbax joolu li kesen kesen daa saay bi tama la mbax joolu li kesen kesen daa saay bi tama la mbax joolu li kesen kesen daa saay bi tama la mbax joolu li kesen kesen daa saay ci bi tama la mbax joolu ci bi tama la mbax joolu ci kesen kesen joolu daa saay xale yi da ngeen naan daa saay yéen ñëpp ku ko ci wax yàlla nga fekkee déwén ndaa saay bi tama la mbax jooloo lii kesen kesen 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 ci bi tama la mbax jooloo ci bi tama la mbax jooloo ci kesen kesen ci ndo bindo ànd sëng ba bin saatil xaas xaas muus dëggi ndaa saay ndaat saay la joxe ban la def ne ko ndaat ndaa saay mooy the end door ko fe dimbala ma la mbax xamu nu ko waxee noonu dimbala ma la mbax xaw ma lan bu dul bi ndaat tama la saay mbax jooloo li kesen kesen ndaa kon saay ko ndaat saay alors boobu mooy leeru xol mu nekk lu am solo loolu laa doon wax ne la ku nekk loolu yàlla may c'est-à-dire Fallou c'est touché comme moi mes vents ma appo qui ça a touché et de façon je vais pas dire linéaire mais comme pour ironiser il nous transmet le message loolu dafa am solo ci artiste dafa am solo effectivement mu nekk ci alors ma belle ça va yonentem bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu sama sang boobu di bàyyi Mamour Insa Diop depuis Ouest Foire di ko ñaanal gudd fan ak wér di la nuyu wax sax deben di nuyu suñu invité bi Fallou Dieng ndax franchement namoon nañ la Fallou torop di passan nuyu sama rak borom anniversaire suba bi di ko mi ngi nii toog Eva c'est demain son anniversaire donc j'en profite pour lui dire un happy birthday ndax sama rakk xol la yéen sax seede ngeen ko di wax un joyeux anniversaire à Mariam Antia Kane également parce que c'est son anniversaire aujourd'hui et hier c'était l'anniversaire de ma fille Farima Gueye donc j'ai 3 anniversaires ce mois-ci donc ñoom ñëpp happy birthday dund leen je vous aime. D'accord alors on enchaîne avec toi ci astuce yi nga xamante ne moom la ñuy faral di utiliser ci chaussures yi. Aïcha donc ñu ngi noonu Assietou les astuces qu'on utilise avec les chaussures su ma waa régime rek ak Ndiaga suñu ma may rek ma mën a enchaîner également ci astuces yi ñuy def avec les chaussures parce que les gens ont plein de problèmes dañu gis daal yu leen neex sax mais ils ont trop de problèmes avec les chaussures parce que la plupart du temps daal da leen di xat wala c'est pas confortable wala dañu am problème ak seeni tànk donc su ma ci ànd ak waa régie rek ñu commencé dugal astuce parce que y a plein de méthodes yi nga xamante ne c'est naturel et c'est simple que tu peux utiliser chez toi et ce qui te permettront de bien porter tes chaussures alors bii soo xoolee ñaari baaraam yi nii ci suuf après pouce bi am na yeneen ñaari baaraam yu ci topp ñaari yooyu ngay jël benn ruban adhésif maanaam wala nga jël benn compresse nga lëmas ñaari baaraam yooyu parce que d'habitude
baaraam bi topp ci baaraam bu mag bi tout le temps soo xoolee day xaw a gën a njool tuuti surtout soo solee daal surtout ci góor yi les chaussures fermées yi ñuy faral di sol dañuy jékki-jékki da ngay gis baaraam bi day mel ni luy génnaat ci tànk bi noonu alors pour te permettre d'être à l'aise à l'intérieur des chaussures ak soo ko solee mu bañ a metti sa tànk da ngay jël ñaari baaraam yooyu rek collé wala nga enroulé ko ak ruban adhésif di nga gis ne soo solee daal bi ce sera plus confortable te dootu la déranger au contraire day def benn pression ci nerf bi donc c'est ce qui te permettra de bien marcher sans que daal lay sonal la donc soo eggee sa kër nga dindiwaat ko à l'aise kenn du la xamal dara c'est ça alors on peut enchaîner avec beneen image également gis nga bii tamit c'est pour ñi nga xamante ne dañu faral di sol dàll su dee da leen di serré que ce soit des talons wala que mu nekk ay chaussures fermées da ngay gis ne da ngay xaw a irrité wu ci ginnaaw tànk bi day irrité wu wala mu xoos wala mu dagg d'habitude dàll yu xaw a serré la donc voilà surtout yu bees yi ak matière bi tàmmagul habitué gul sa tànk alors si tu veux t'en sortir indemne nga sol dàll bi mu bañ a metti sa tànk da ngay jël déodorant surtout yi nga xamante ne dafa nekk stick dañ koy faral di jaay ci marché bi c'est pas cher 500 mën nga ko am nga def ko ci ginnaaw tànk bi tu pourras porter tes chaussures muy glisser à l'aise sans que mu mën la gaañ wala muy irriter sa tànk alors enchaînons avec une autre image gis nga bii alors bii tamit lii si jigéen ñi d'habitude lay gën a dal dañuy sol dàll bu leen xat ñu ne su ma eggee ci soirée bi rek simbi ko ci suuf table bi loolu la ñuy faral di wax dàll bu xat létt yu seere anecdote boobu daal lay xat létt yu seere mbugal la doo xamati foo nekk sa neer yay def nii sa bopp bi di mel ni luy waaj a xaar donc su ngeen solee daal lay seere n'essayez surtout pas de l'enlever pour 15 minutes wala 10 minutes parce que su ngeen ko xasee ba solaat vous allez souffrir énormément essayez de supporter la douleur wala si c'est extrêmement difficile su ngeen ko summee bu leen ko solati parce que di ngeen xam ne bés bu ngeen ko solaatee encore ça va être encore plus difficile parce que da ngay sol daal bi mu compressé wu nga summi ko tu as soulagé tes pieds day jël plus d'espace que possible nga bëgg ko jëlaat dugalaat ko ci daal bu xat du la mayeti occasion boobu alors n'essayez pas de les enlever ou sinon ne les portez pas c'est plus simple ne pas avec le confort après kon muñ leen ngeen sol daal lay te muñ alors on enchaîne gis nga bii tamit pour ñu am daal lay bees la soo bëggee nga jënd daal yu bees nga essayé ko nga xam ne daal lay neex na la mais c'est un peu serré surtout soo ko bañee di abale Eva am daal yu nice nii bañ ma ko abal jël ko rek nga sol ko rek après nga dugal ko 30 minutes ci congélateur bi pas frigo ci congélateur 30 minutes soo ko dugalee ci congélateur 30 minutes nga solaat ko sa tànk bi température chaude bu mu am ambiante bi nga dugal ko ci dàll bu sedd bi da ngay gis day épouser sa forme tànk bi yépp noonu lay seddaale tànk bi dàll bi di seddaale ba épouser sa forme keneen ku ko sol da koy ëpp wala mu nekk ci mal à l'aise du mën a dox ak dàll bu baax ce sera que pour toi alors je pense que des na benn également voilà bii tamit pour ñi nga xamante ne dañu faral di sol dàll muy metti donc la plupart du temps bu leen xool ci dàll bi xool leen ci seen tànk parce que tànk yi dafay soxla nga koy toppatoo des fois les pieds sont secs des fois muy xaar des fois nga am ay problème irritation des fois nga am ay problème pieds d'athlète wala plein de défauts yi nga xamante ne day am ci seen tànk c'est parce que vous prenez pas soin de vos pieds que muy góor que muy jigéen tànk dafa soxla toppatoo parce que tout le corps se repose sur les pieds je dis bien tout le corps su ngeen taxawee di ngeen di gis ni yaram bi bopp bi lépp day reposer wu ci tànk bi alors pour tànk bi il faut ngeen koy toppatoo pour avoir une bonne santé des fois da ngeen am ay problème cardiaque day répercuté wu ci tànk bi problème mu bëñ day répercuté wu ci tànk bi alors organisme bi yépp ci tànk bi lay répercuté wu donc il faut prendre soin de vos pieds ngeen di def manucure si vous voulez pas le faire au salon faites-le chez vous il y a plein d'astuces yi nga xamante ne Eva joxoon na leen ko faites des manucures surtout ngeen di diw seeni tànk surtout góor yi yéen du ngeen diw tànkee de dee leen diw seeni tànk c'est ce qui vous permettra vous serez à l'aise dans vos chaussures alors benn bi tamit c'est un conseil que je peux vous donner également alors bi également si vous avez des chaussures yi nga xamante ne daf leen di xaj jël leen ko ngeen sol ko une semaine chaque jour 1 heure de temps chez vous ça vous permettra jour bi ngeen di ko sol pour génn dootu leen déranger benn yoon alors pour sortir de chez vous à chaque fois que vous avez bon bii tamit ci astuce yi la bokk je vous donne un dernier astuce avant de finir su ngeen di génn mi ngi nii mooy ruban adhésif bi su ngeen di génn seen kër jël leen tout le temps ngeen di ko def seeni sac surtout si vous avez des chaussures tout neuves parce que tout le temps da ngeen di gis ni da ngeen di faral di xam am ay gaañu wala dàll bi c'est pas abordable wala adéquat à vos pieds donc jël leen lii ngeen di ko def seen sac ça vous permettra de irritation yi ngeen di am ci tànk bi ngeen coller ko et vous pourrez continuer votre journée avant de rentrer chez vous et de changer vos chaussures. c'est important. baal ma benn seconde rek defaat ko. non bi ngay wax su ngeen si vous voulez sortir xam nga li nga. si vous voulez sortir de chez vous prenez votre ruban adhésif. non reprendre ko rewind ko. merci à demain inchallah. Fallou ma sa anecdote boobu moom bala ñuy ñëw ci album bi. non mais daal luy xat musiba la. man mos naa ko jouer soirée mais dootul ñaar ci àdduna bi. mu jóge damaa simi sama ñaar daal metti la mais ku sopp Fallou Dieng sa ñaar daal. man de laa mujjee pour mën cee génn mais sonnoon naa trop daal luy xat musiba la
mu jigi daal ma wër pexe wut aw ma pexe ma simi sama ñaari daal nekk soo Fallou Dieng sa ñaari daal ci kaw gars yi simi seen daal waaw. Fallou daa ci nga sa daal la xat rek yëkkati sa daal la ku sopp Fallou Dieng yëkkati sa daal la. ndeysaan nit ñi duñ ko xam mais lii xew ci scène. non seen mu xew yëpp non seen mu ko expliqué. d'accord alors Fallou maa ngi yor lu bees pour loo xamante ni daf ko génnee di namoon excusez-moi reetaan bi la fourrière bi namoon naa leen. waaw muy lu bees pour lu Fallou. waaw ndeysaan namoon naa leen bii ñun namoon nañ la yow it dem. am na ku ma ne. yow da ñu lëre parce que yow. sa titre bi xam nga ni yow waroo woon bind namoon naa leen ñun ñoo la namoon. ma ne ko noo kon ay namante la. namoon ngeen. waaw parce que xam nga boo di gëjee ci marché bi plus de bientôt 5 ans. parce que 2013 laa génne woon moom vent. bon après mu am rupture. mais pourquoi rupture boobu. waaw rupture boobu nag xam nga ndox buy am. parfois yàlla moo koy def daal mënoo fi nekk 25 ans di génne ay tube nga jékki-jékki ndox am mais ndox boobu dama ko sant yàlla te xam ni lu gënoon ci man la ça m'a fait attendre nag xaarloo na ma toog muñ ko xaar ko parce que àddina dafa am ay haut am ay bas yàlla tam day teg jaam nattu xam nga mën defoon naa benn accident bu ndaw bi ma ko defee ma am ci tànk bi sax dafa ko garaaw noonu mais moo indi rupture bi tey ma toog ba tayal ba mënatuma def dara ma jig ma toog xam nga koo xam ne da nga daan tukki di tourner di dem fu nekk di génne ay album nga jékki-jékki loolu yëpp taxaw nga toog yenu nattu bi gëm yàlla waxoo ko kenn di ko dund tout seul tu vois loolu moom mooy li ma dal ci moo indi rupture bi ba tax na bi ma toogee 5 ans gars yi ñu bari ne woon nañ c'est fini ah Fallou moom bàyyi na léegi ay chants religieux lay def bon bàyyi na lépp quoi ma toog liggéeyaat album bi et puis y a eu le décès de Madou Diabaté bi nga doon liggéeyal voilà donc xam nga dafa am benn transition musicale bu ma dal boo xam ne bi ma génnee Maana dama tourné Maana pendant 4 ans ou 3 ans comme ça parce que Maana mu ngi génn 2009 bon entre temps ma am benn idée xam nga sénégalais bëgguñu par exemple ñëpp dañu ma sedd ci ambiance ba nga xam ne bëgguñu sax ma def acoustique mais taman acoustique mooy sama fort sincèrement moom mooy sama fort xarnu bi waaw xoola xarnu bi xoola coloré xoola la ak yeneen album boo mës a génne rek ci fin wu album ba 8e morceau ba morceau acoustique la donc mu doon loo xam ne man dama ko bëgg sama xol bi benn moment nag ma dajante un grand musicien bu ñu wax Madou Diabaté ñëpp xamoon ko à travers Youssou Ndour ak ñoom ñu bokk génération année 92 bi may génne album xarnu bi ci la génne woon Madame Johnson yàlla def mu nekk un excellent musicien bon ma liggéey ak moom album boo xamante ni non dañu formé benn groupe ñu tuddee ko Fallou Folk di jouer ci place yi ay Jespo yu Mirador institut ñuy jouer muy fees le plein le milieu acoustique parce que du xale yi rek nga war tëggal mag ñi dem da nga leen war tëggal ñu lay fekk ci ay milieu on a eu l'idée enregistré album boo xam ni de 10 titres boo xam ne mu ngi ci tiroir yi ma denc ba léegi acoustique 10 titres tibu Fallou Dieng yëpp nga ci en acoustique donc bi ñu liggéey album bi ba pare c'est le Madou décédé bon bi mu décédé aussi découragé wu ma ne naa liggéeyaat ma liggéeyaat album mbalax de 9 titres muy Moins Vent bi ma ko liggéeyee ba pare ci la choc bi am donc Moins Vent jotuma ko sax promouvoir oui merci man bëggoon naa un peu mu def benn petit bilan avant pause 5 ans yi parce que Fallou Dieng wax na ko 25 ans de musique ici au Sénégal Fallou Dieng il nous a accompagnés ci suñu enfance peut-être xëy na moom ak Pa Assane ñoo bokkoon génération mais ñun suñu enfance il nous a accompagnés moi je me rappelle pour s'ambiancer ci anniversaire yeeg yooyu suñu tegee Fallou Dieng rek ñëppay rakkaaj mais ñu piqûre donc moom lañ doon fecc et tout donc franchement on est nostalgique par rapport à ça peut-être un petit résumé par rapport à ta carrière par rapport à ces 25 ans de carrière musicale balaa ngaa ñëw déjà ci album bu bees bi ci li nga xamante ne namante la waaw comme je dis xam nga nag c'est vrai que wax sa fóot saabu mënut fóot boppam comme on dit mais je sais que j'ai pas perdu beaucoup de temps ci suma carrière la boo xam ne yëpp dama ko liggéey bi yëpp pour ñan la sénégalais yi liggéey bi yëpp pour ñan la les mélomanes yi nga xamante ni ñii dañ ma gunge sama carrière ma ànd génération bu bari boo xamante ni tey marqué naa ñii tey ñi nga xamante ni tey ñoo fi nekk tey kilifa yëpp ñooñu samay génération lañu waaw maanaam les directeurs ñi nga xam ni waa université yi buñ mosaan xewle maay ñëw tëggal leen wala Omar Pène noonu laa daan tëggee fii di tëggee Saint-Louis et puis tamit sama début de carrière bi ma koy commencé en solo laa commencé génne naa 3 albums avant may fréquenter groupe
maanaam année 88 laa commencé jëm 89 muy sama duo ak Ali HM ma def ko ba pare gars yi ne ma yow foog nga dem ma liggéey ak Pape Dieng beneen album bu ñuy wax boromam en 90 mu génn ma dajanteeg sama benn mag bu ñuy wax Cheikh Tall Dioum mu ne ma yow foog nga dem ci groupe parce que ni ngay wayee nii foog nga am groupe bu la accompagner pour nga am expérience de groupe mu ne ma demal seet Lamine Faye ma dem seet Lamine Faye proposé ko Lamine Faye nangu ma ñëw nekk ci groupe boobu non en fait dama ñëw côtoyer leen def fa beneen production boo xam ne man maa ko produire sans bopp muy xarnu bi looloo ma bàyyi Lemzo Jamono. D'accord. donc bi ma jógee Lemzo Jamono bi ma demee ba sentir ne war naa mun demal sama sur la formé DLC. D'accord mais pour revenir un peu ci album bi alors cette fois-ci 4 titres la ñu gis ci. waaw maxi la waaw. double maxi la parce que xam nga dama ko defoon en 2009 mu jig ma. maa fi njëkk a def maxi fii Sénégal. maa toog ne actuellement nii génne ay 8 titres 6 titres yàq la. parce que vu technologie bi ni mu avancé ak ni mu dox ni mu yàqee. technologie ni mu gaañee musicien sénégalais sax gaañeewu ko benn dëkk. parce que ñun en fait technologie li ñu dal ni yëpp technologie moo ñu ko teg. ma ni soxlaatul ñuy génne ay 6 titres naa def 4 titres. 2 morceaux mbalax ak 2 morceaux acoustique ci maanaa. ma def maanaa def sëñ Baara acoustique def sëñ Baara mbalax defaat xarnu bi acoustique Abi Faye jàppale ma ci. ma koy ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm. ndax moo ma jàppale ci album boobu jàppale na ma ci bu baax a baax a baax yàlla na ko yàlla fay xolam yàlla na rëccu lépp lu mu doon def ci àdduna. Abi Faye donc looloo indi bi ma defee maanaa mu marché même bu ma ci amul xaalis ci côté vente am naa ci retombée boo xam ne tey permettre na ma doon tourner lu bari. Effectivement. te donc loolu mooy li nga xam ne mooy li bénéfique pour les musiciens. loolu laa defaat yi. D'accord. am na solo loolu album baa ngi nii en fait maxi. ba tey am na ci nag ay morceaux yu am solo yu ci nekk. waaw. non daanaan bennoo bi moom. Benno c'est magnifique. bennoo nee na du bennoo ba politique. non c'est magnifique il faut bokkul ak ñu Benno déglu Bokk ko. Yaakaar. waaw leeral il faut gars yi déglu ko. ñu comprendre. Benno union la wax. waaw bennoo ci esprit yi. waaw bennoo ci xel bennoo ci xalaat bennoo ci réew mi. parce que nag xoolal ñëpp ngi ne débat bi tey en ce moment mooy que ñëpp bennoo. ñu toog débattre président beeg opposant yeeg ñëpp débattre parce que soo gisee ma woy titre bi sama contribution la ci réew mi. dëgg la ñun ay artistes lañu mais aussi tamit dañu war a contribuer ci li nga xamante ni moom la ñu gisee réew mi. te moom la askan wi dund. moo tax ma indiwaat bennoo bi. am na solo pour sensibiliser le peuple sénégalais. sensibiliser aussi les politiciens sensibiliser en général le sénégalais comment il vit. parce que bennoo du politicien bi rek la war du keneen mais nit ki en quelque sorte peuple dañu war a bennoo. parce que yenn katu xëddeen dañuy yëgoo. d'accord donc mu nekk nag titre boo xamante ni. dama ne li ma ci gën a ñor mooy na politiciens yi xam ni kat jeunesse ngi leen di xool. bu politique bi rafetee jeunesse bi dañ ciy roy. bu ñaawee. lan mooy nekk avenir u Sénégal u ëllëg. d'accord waaw donc nañ ci bàyyi xel bu baax. am na solo lool xam nga bu ñu nee Fallou kenn du doyal malheureusement nag dañuy obligé ñu dagg ko fi waaye maa ngi leen di conseiller maxi bi nga xamante ne moom la génne. 4 titres moo ci ne am na naanaan am na benno am na leeru xol moom ngeen seetaan. bi tamal la bax bi tamal la bax. boobu tamit kese ndax saa yi yëpp a dolli ko ci. lépp a ngi ci biir ambiance bi merci quand même waaw. on prépare le plateau Fallou Dia. ñu disséquer album bi Diossi mu ngi lay dégg. waaw Diossi maa ngi koy gërëm di ko sant moom bi ma woowee rek. ndeysaan laa ko ne amul benn problème parce que plateau bu ma neex la muy plateau RDV bi. jërëjëf plateau bu may suivre la. jërëjëf ndax Pa Assane waaw dafa nekk quelqu'un boo xam ni suñu collègue la. dëgg la suñu frère la. suñu rakk la. merci parce que c'est un mélomane c'est un acteur culturel. boo xamante ni tey conseiller la. bari na lu ma koy fekk ak artiste. ànd ak moom. mais ku yàlla may la ci wàllu xalaat. merci beaucoup macha allah merci à toi merci Marceline merci aussi ma petite Eva merci Pa Assane amis téléspectateurs di leen dig daje demain incha allah même heure même chaîne au revoir bye bye.